salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal président de la république ak ministre de la santé xeex bi ñuy xeex coronavirus yàlla defal leen ci ndam ba Sénégal kaa yi ñu am muy gën di wàññeeku te it dëkk bi di gën a stable ba nit ñi mun a delluwaat ci seen yitte yàlla mun na loolu yàlla na ko yàlla def. waaw ñu amoon ñun rek xalaat par rapport ak situation bi nga xam ne moom la ñuy dund ñun sénégalais jamono yi. Décrété nañ couvre-feu 12 jours mu jeex yokkaat nañ ci 30 jours maanaam fii ba 4 mai incha allah ci rythme bi ñu nekkoon ci 12 jours yi passé ci la ñuy continuer di nekk mu nekk situation boo xam ne sénégalais yi miinuñ ko xamuñu ko ñu mujj a judd sax mosuñu fekkee couvre-feu ci Sénégal kon dafay baax ñu am ay taxawaay ak ay matuwaay yoo xam ne dañ koy taxawoo askan wi pour ñoom du métti ci ñoom yenn méttit yi ku nekk xam ne Sénégal dafa métti de nature. kon bu fekkee situation bi ñëw na jàppal ne kon dafay gën a métti bi ci jiitu mooy heure bi nga xam ne moom la ñuy tëj marché yi heure bi ñuy tëj marché yi surtout fii ci Kaolack dafa teel trop 14 heures la ñuy fermer marché yëpp ci Kaolack nga xam ne bu fekkee ne nit ki dafa fanaanowul dépense boo moytul amaana balaa muy nduggi dana fekk marché yi tëj loolu ñu ngi ñaan gouverneur de la région mu xoolaat loolu mu jàppale ci askan wi. parce que tamit xëy na ñun duñ ay techniciens yorewuñ sécurité nekkuñ ay autorité waaye jaxasoo nañ ak askan wi ba xam nañ li ñuy dund bu baax a baax a baax a baax kon bu fekkee ne nit ki dafay bay dundee taxan jaaro mooy koo xam ne dafay xëy uti dépense gontu ndugg pour mën a togg añ ak reer kooku bu fekkee marché bi tëj na 14 heures kooku yaakaar naa du mën a dem marché. te buuxante bi ñuy bañ wala xat-xatloo bi ñuy bañ bu fekkee heure bi dafa gàtt buuxante bi dafay gën a yokk loolu sama xalaat la du man maay autorité maay dogal wala waaye sama xalaat la te loolu laa gisee te li ci doy waar du marché bi kese mooy tëj mais bitig yi sax dañuy tëj bitig koñ yi surtout fi mel ni Medina Baye moom daanaka marché bi ba ci biir Medina Baye boutique yëpp dafay tëj 14 heures soo li nga bëgg a jënd boo ko jëndul ci journée ba 14 heures dootoo ko jënd. te yaakaar naa ci situation yi ñu nekk yenn place yi nga xam ne sax surtout dafay jaay lekk mënoon leen di leen bàyyi ba 17 heures wala ba 19 heures su ko defee ñu mun a jaay nit ñi lekk bi nga xam ne bëgg nañ ko lekk parce que du ñëpp ñooy togg seen kër tamit loolu tamit lu mat a sóoraale la. beneen bi mooy par rapport ak transport interurbain bi loolu dañ koy saluer ministre transport ministre de la santé ministre de l'intérieur loolu moom baax na trop waaye dafa am lu ci des tuuti. li ci des mooy que ne ba léegi nii ni ñaa ngi jugee Ndakaaru du ñëw Kaolack di jaar yoonu suuf xaw ma nag ban yoon la ñuy jaar waaye am na ñi nekkoon Dakar yëpp doon liggéey ñi ci bëri ñu ngi jaar yoonu suuf di ñëw biir biir fan la ñuy jaaree loolu leeruma loolu dafay baax autorités yi ñu bàyyiwaat ci xel. ba pare même autorisation yi ñuy mayee mun nañ ko arrêté parce que tamit bu fekkee ne feebar dafa am bañ taxaw jafeel transport bi déplacement bi dem bi ak ñëw bi ñu jafeel ko ci ñëpp. nañ ko jafeel ci ñëpp rek benn yoon parce que comme corona bi mun naa dal ministre mun naa dal député léegi ñu ne ministres yi ak députés yi mun nañ déplacé wu à tout moment te duñ am autorisation wala dañ leen defal autorisation loolu yëpp ay problème la man li ma xalaat mooy que ne bu fekkee ne dañoo bëgg nit ñi toog benn place raison yëpp nañ leen tëj ñi ko amagul duñ ko am ñi ko xas am ñu fexe gérer leen mu wér situation bi ñu génn ci li nekk ci leneen ndax ñun li xew ci yeneen réew yi ñun attanuñu ko parce que ñun pays sous-développé lañ yenn économie bi buñ ko perte yenn perte yi ñàkk liggéey bi ak yu demee nii ndóol gu métti nga fiy fekk beneen bi mooy président Macky Sall jël na ay matukaay yu bëri pour dimbale askan wi ci wàllu dund waaye problème bi fan la mooy séddale bi moo nar a indi problème man sama xalaat lan la woon mooy ñu jëloon dund gi ñu subventionné ko su ma waree jënd saako ceeb 20 000 francs su ma demee ci bitig bi mu jaay ma ko 5 000 francs loolu tamit nekkul ne ku nekk rek da ngay ñëw jënd lu la neex. mais ñoom bu ñu defee seen i recensement ba pare nañ jox nit ñi ay ticket chef de famille bu nekk ñu jox la ticket li nga am droit jënd nga dem nga jënd ko boo ko jëndee ci boutique bi bu dajalee ay reçu ba mat mu dem ñu verser ko xaalisam pour man loolu moo gënoon yomb séddale mais gis nga séddale bii buñ ci dugalee politiciens yi seen partisans yi rek lañ koy jox. la preuve en est que mooy politiciens yi jot a séddale fii ci diwaani Kaolack ba tey man gisaguma nit ku ne ma am na ku dut ne seen mbokk yi la ñuy liggéey ak ñoom. kon loolu tim jafe-jafe la ñu ngi laaj nag Mariama Sarr maire de Kaolack ndimbal gi muy séddale kan la ko jox ak fan la féetee ci dëkk bi parce que man ba léegi déggaguma nit ku ne ma Mariama Sarr li muy séddale lii laa ci am wala lii laa ci am kon loolu tim beneen jafe-jafe la président de la république ba tey loolu ñu bàyyi ci xel
am na beneen situation mooy problème mu xëy na sax loolu ñu ngi doon wax confinement général waaye loolu yaakaar naa mënut a nekk Sénégal parce que situation bi ñuy dundee loolu mënul nekk buñ ko defoon feebar la ñuy bañ waaye dañuy ubbi kër yi fekk nit ñi dee parce que fii kenn fanaanoo fi dépense de 2 jours yu tegalantoo wala boog ñi koy fanaanoo yëpp mooy ñi nga xam ne rek ñu ngi ci donkaasi gi mais sama classe gi kenn fanaanoo ci dépense 2 jours yu tegalantoo kenn ku ne benn dépense nga yore boo xëyee joxe ko xëyaat dem uti beneen loolu mooy problème bi. kon président de la république ñu ngi ànd ak yow ci xeex bi waaye ñu bàyyi war xel bu baax a baax bu fekkee ne nag wàllum séddale dund gi lii ma proposé nii du noonu ngeen ko xalaatee woon yaakaar naa militaires yi daal yaakaar naa ñoom daal laa óolu man ci ñu séddaleel ñu ko waaye politiciens yi moom boo leen ci dugalee seen bopp rek lañ koy jox. xam nga ñu ngi wax naan dañuy xool ñi nga xam ne mooy base bourse familiale yi ñi ci war a am yëpp amuñ ci. man dëkk naa ak ay nit ñoo xam ne xam naa ne ñii soxla nañ bourse familiale mais amuñ ci parce que xëy na mun naa am duñ ay politiciens ñi doon recensé jàpp nañ ne ñii ñu ngi ci condition yu baax fekk na dañoo rus a dem di ñaan wala di taxawaalu pour jéem a ñaan dépense waaye amuñ ko munuñ ko kon bourse familiale yi loolu buñ ci basé woo rek daneen lor ay nit ñoo xam ne soxla nañ ko te duñ ci jot kon président la ñu ngi ànd ak yow ci xeex bi di ànd ak ministre de la santé ministre de l'intérieur ñoom ñëpp ci sécurité bi parce que ñun information buñ am boo xam ne mën na yàq lii ñuy def ni ñun daneen ko dénoncer parce que loolu mooy sunu cër parce que xeex bi du homme de tenue yi rek wala autorité yi rek waaye population bi dañ ci bokk boo gisee loo xam ne dafa nar a tas dafa nar a yàq dara dafa nar a nga dem dénoncer ko pour loolu tim bañ a yegg fi mu war a yegg kon maa ngi jéggalu wax ji liñ ci juglu rek mooy mu baax parce que Sénégalu ñëpp la te it fi may mujjee mooy mbirum vaccin bi ñëpp di wax àdduna yëpp di ci wax africain yëpp di ci wax dëgg yàlla ministre de la santé wax na ci keroog waaye wax ji daal man des na il faut lii président de la république gën ñoo leeralal wax dëgg yàlla lan mooy mbiri vaccin yi parce que rumeur du tuutee nii du rëyee nii rumeur du rëyee nii parce que am na kilifa yu ci waxtu ñoo xam ne duñ ay xale yoo xam ne dañuy toog rek di wax ay information franchement ñu bàyyi ci xel xam ne ñun Sénégal ñoo ko bokk waruñu wanteer sunu doom waruñu wanteer sunuy famille waruñu wanteer sunu bopp nit du nax boppam te am na yoo xam ne bu ñu ko defee dañuy nax sunu bopp kon président de la république encore une fois ñu ngi lay jàppale ci xeex bi ñuy xeex corona waaye tamit ngeen jàppale askan wi ba nga xamante ne ni dund gi nga xam ne war nañ ko dund du am kàllankoor. beneen bi may jeexalee mooy entreprise privée yi wax nañ ne danañ leen subventionné danañ leen jàppale nangam waaye école privée yi ñu bàyyi leen xel parce que li ma ci xam rek man mooy ne 2 mois yi mujj nii école privée yi ñu ci bëri fayuñu seen employé yi ñooñu noonu ay père de famille lañ dañoo war a dem dundali seen i njaboot kon ñu bàyyi xel école privée yi ndimbal yooyu ñuy joxe ñu seet lan lañ leen cëralee pour ñoom tim ñu mën a dimbalante ak seen jàngalekat yi kon maa ngi jéggalu lii laa bëggoon a wax sama participation rek ci sama xalaat ñoo taxoon ma def vidéo bi maa ngi jéggalu bu baax a baax seddale bi na jaar yoon li ñuy maye nañ dimbale école privée yi marché yi ñuy tëj 14h Kaolack nañ ci dimbale askan wi parce que am na ñoo xam ne balaa ñuy am dépense 14h jot kon duñ duggi te buñ xasee dugg seen kër mooy ne dootuñ génn loolu yëpp ay jafe-jafe la boutique yi ñuy tëj Medina Baye 14h tamit ñu dimbale ñu ci franchement loolu tamit doy na waar parce que Kaolack yàlla mu ngi ñuy suturaal dara xewagut fi wax dëgg yàlla suñ boutique yi war naa mën a ubbi ba 17h wala ba 18h nit ñi lijjanti seen bopp maa ngi jéggalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah